asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag ñu ngi indi toujours ñu ngi nekk ci série wu cere yi mais tey dañu indi beneen version boo xamante ni couscous lañ koy defee à base de couscous lay doon pour ñi nga xamante ni par exemple fi ñu nekk amuñu accès ci cere wala boog affaire yi xawul jàppandi noonu donc mun nañu utiliser couscous parce que couscous fépp fu waay nekk rek am na fa donc lii nag moo ciy dem dinañ soxla ginaar bu ginaar laay defar tey dinañ soxla aussi ndawal boo munti am man bu nag laa yàpp nag laa fi yore dinañ soxla aussi suñu ay légumes maa ngi fi yore carotte am fi patate douce yor fi aussi courgette yor fi aussi yor fi aussi soble ak aussi poivron bi ñu daggate ngeen gis fii nii ñu am kaani ci côté bi ak aussi tuuti laaj yor nañu aussi couscous yor nañu suñu ghee butter mu nekk beurre clarifié ñu daal di yore aussi suñu ay épices donc ngeen gis ñu amee poobar ak mélange yu épices bi nga xamante ni dafa am paprika ak bi nga xamante ni amu ko ñu daal di yore aussi sel yor nañu tomate ak tomate fraîche aussi yor nañu suñu ay yeneen ingrédients yi nga xam ne moom la ñuy bombee couscous bi incha allah dinañu am raisin dinañ soxla ci petit pois ak yooyu damay dem xool ci frigidaire bi lan laa yore foofu rek comme macédoine ma daal di koy utiliser ko pour def ko ci cere bi incha allah donc duñ def rek du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. waaw gis ngeen fi mu nekk nii tey jii comme li ma wax rek sànq ginaar laay def mais tey jii dama utiliser ay kaay laa utiliser moom mooy nekk quail en anglais léegi kaay yi mooy ginaar yu ndaw a ndaw yi noonu man moo ma gënal fuuf booy xool yu mag yi parce que dafay mun a yem daal ci famille yu mag yi généralement su ma ko toggee dina des te xam nga boo desee ngay tàngalaat ak yooyu xale yi dañuy dem ba ak mag yi ci boppam dootuñu sawar ci ginaar gi noonu donc il faut ngay xool toujours noo koy recycler te lii nii moo gën a jàppandi daal pour man donc ku ko amul aussi mun nga utiliser ginaar normal wala nga utiliser ndawal boo am yaa xam yàpp xar yàpp nag wala lu la munti neex rek utiliser ko voilà gis ngeen comme d'habitude rek damay jël ndawal li su ma ko wutee si laa koy mariner donc marinade bu classique laay def tout le temps daal di koy congeler li ñu def fii donc ma récapituler tuuti rek si marinade bi mu ngi am suñu épices yi nga xamante ne defaroon nañ ko mélange d'épices yi poobar laaj ay en poudre oignon en poudre daal di siy def tuuti persil def si aussi bu wow bi def si tamit tuuti xorom daal di def tuuti huile pour mélanger ko ak citron dama si dolli citron comme ginaar la léegi li may def mooy dama jël yëpp takk ko parce que dama koy dugal après si four bi du ma ko saaf ku bëgg nga saaf mais man dama koy dugal ci four bi après mu defa dama koy muusal ci cin bi def ko ci four bi après mu yeggaleel ma incha allah léegi nag dama leen di wan takk bi nu muy demee takk naa yeneen yëpp pour ki nga xam ne takk bi intéressé na ko par exemple gis nga ginaar gi nii rek lay demee mi ngi nii ndaw ba bëgg a dee léegi damay jël sama kitchen twine muy buum yi nga xamante ni dañ koy utiliser pour togg généralement bu ma raxasee sama loxo dinaa leen won buum bi nu muy mel incha allah comme ça ngeen gis ko mun na ñëwee nag ci forme bu nekk léegi ma daal di koy dagg longueur boo xamante ni peut-être dina ma xaw a dimbali tuuti ba nga xam ne dinaa mun a takk lépp sans pour autant ma dolliwaat encore gis nga mu ëpp moo gën mu manqué parce que da lay sonal après léegi nag pour takk ko li may def mooy takk bi côté esthétique la mais aussi day tax soo toggee ginaar gi du comme ni mu mel nii du def nii du ubbeeku quoi day croiser tànk yeeg yépp donc li may def mooy damay jël tànk yi gis ngeen nii ni mu nekkee nii ma xool naka laay taxawee pour ngeen mën a gis léegi ma daal di koy croiser gis nga nii ma jël croiser nii
su ma ko croiser daal di jël sama buum ma fexe ba ñaari côté yi xaw a tolloo boog tuuti bala may am fenn fu gàtta gàtt ak fu gudda gudd gis nga ñu continuer suñu croiser bi buñ ko croiser nii ma daal di koy fexe pour takk ko ak nu mu croiser ku mënul lii bu la neexee nga wut ku la jàppal affaire yi mais c'est tellement facile doo soxla sax nit jàppal la gis nga même boo bàyyee nii ba nga def kii bi loop bi ba pare boo ko croiser nii rek léegi da ngay xëcc ñaari buum bi gis nga mu daal di koy takk ba mu ne ngodd gis nga ma tourné waat ko ci biir defaat nii léegi awale buum bi ci wetu tànk yi ku mu neex mën nga yem fii mais man bugguma laaf yi tamit di séparer wu te comme dama koy lakk boo ko dugalul ci biir nii mooy catu laaf bi lii nii boo ko dugalul ci biir moom mooy njëkk a lakk que leneen lépp parce que dafay mujj daal di sax xëm ci boppam donc dama koy jël def ko ci suufu comme nga ne li ñuy wax poqataanu ginaar la xaw ma nu mu tudd naka laa koy tuddee léegi ma def ni daal di jël buum bi awale ko ci suuf gis nga ma ëlbati ko toujours rek jàpp ma daal di jël léegi jëlaat buum bi takk ci diggante laaf bi ku mu neex nag mun nga ko def 2 étapes nga dagg tànk yi takk dagg ñëw indi buum bi ñëwaat takk bu fekkee lii dafa nar a compliqué gis nga su ma takkee nii ba mu leer ma ni laaf yi demuñu fenn ma ëlbatiwaat ko gis nga comme bii génn na ma dugalaat ko ci biir amul dara loo ci xalaat ma daal di indiwaat nii takk ko ci côté dënn bi nag léegi voilà danga koy takk rek ba mu xaw a dëgër te li ma fàtte woon wax sànq ginaar yi dama leen roof mais ci dënn bi kese laa roofuma pooj yi gis nga mi ngi nii su la neexee nag léegi nga daal di dagg lii buu bi nga xamante ni moo ci kii mooy li gudd li gis nga mu ngi nii nga daal di lii benn façon ci takk yi la bu fekkee ni tey jii dama doon def njoñ ci boppam am yu may dugal fii neneen laa koy takkee dina nekk ci même affaire bi mais lii yëpp dama koy takk bu boobaa boobu dinañ leen ko wan incha allah donc ñu daal di def nii ma dem nettoyer tuuti parce que kii bi jus bi wadd na fii kii nettoyer tuuti après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen dañuy jël rek suñu soble ak suñu kaani ñu daal di koy def ci biir defoon nañu diw bi donc dañu bàyyi cin bi ba mu tàng daal di door a def diw fi mu nekk nii dañ koy xaw a laxal nii rek incha allah après daal di ñëw def tamaate yeeg yooyu gis nga lii rek comme yeneen togg yëpp rek gis ngeen ko. léegi nag ma daal di def sama tamaate loqati mooy tomato paste ku nekk rek tamaate loqati bi nga am rek mun nga utiliser boobu ñu daal di def suñu tamaate doom tamit ñu daal di def suñu paprika mooy fël-fël bi gis nga paprika fumé bi man laay utiliser parce que goût bi muy joxe man moo ma dàqal fuuf beneen paprika bu simple bi donc mu ngi nii rek la ñuy def daal di bàyyi mu dog tuuti ñu daal di def tuuti laaj rek parce que nokkos bi dañ ci def laaj aussi mooy soble bi buñ koy dëbb dañ koy togg comme soosu cere niñ koy toggee moom lañ koy def différence bi rek mooy couscous la à la place de cere voilà léegi nag ñu ñëw def suñu ginaar gis nga dënn bi laay def mu féete suuf voilà gis nga ma daal di ñëw commencer ñuluk voilà gis nga fii lañuy muusalee ginaar gi parce que dañu bëgg cafka gi dugg ci moom aussi mu daal di may sauce bi cafka bu baax bu ko defee buñ demee ba nga xam ne ñor na daanaka ñu daal di koy génnee nag dugal ko ci four bi moom mu dooreel ñu ko doore bu rafet a rafet nga xam ne du jar sax ñu koy dugalaat encore ci sauce bi. léegi li may def nii mooy comme affaire yaa ngi bax damay daal di ñëw daal di dugal sama ay légumes voilà tey duma ci def légumes yu bari damay commencer carottes yi kese laay njëkk a def
gis ngeen li ma fàtte mentionné bu ngeen laalee ginaar comme tey gis ngeen dama nekk ci ginaar gi ba mu baax soit da ngay dem raxasu ji soo paree rek boo laalee ginaar gi bala ngay laal leneen demal raxasu ji sa loxo ak saabu ba mu set wecc bu ko defee doo mun a contaminer leneen loo xam ne peut-être doo ko togg wala laal nga ko te du ñor bu baax bu ko defee loolu daf lay dimbali si côté ay salmonella ak yooyu man dama changé gant si boppam donc mu ngi nii gis nga buñ defee carotte léegi ma daal di ñëw préparer sama courgette yi le temps carottes yi di def seeni affaire ak yooyu ma daal di def aussi sel si biir togg bi bu ko defee nga xam ni su ma ñëwaatee damay def di ngeen fekk ma def courgette yeeg affaire yooyu ak kii bi patate douce beeg yépp donc nañu assaisonné après nag nga xam ni léegi dañuy bàyyi buñ demaatee dañ leen di wan nu ñuy defaree kii bi couscous bi incha allah. voilà gis ngeen comme li ma leen wax rek damay daal di commencer ci su couscous bi bu ko defee ñu daal di loolu féete boor avant ñuy commencer nokkos bi incha allah gis ngeen mi ngi nii. li ma leen di wax toujours ci couscous tey duma ko def comme yeneen couscous yi de comme d'habitude man ni may defee laay def maanaam ci micro-ondes bi xaw ma moo may defaral yépp daal booy xool gis nga benn bool bi laa jël couscous donc quantité ndox bi comme benn bool bi la war a doon mais man dama ci wàññi tuuti nga xam ne du tooy léegi ma daal di ñëw def directement sama kii tuuti diw parce que dama ciy def après beneen façon diw lii c'est juste pour nga xamante ni mbir mi du dankalikoo soo koy defar maa ngi doon tàngal sama ndox fële nag ci kaw gaz bi gis nga tey defuma ko ak kuddu wala fourchette c'est fait exprès parce que dama bëgg affaire bi tas mel ni comme cere suñu ndox bu tànga ngi ni dama koy daal di def rek ci bool bi encore gis nga defuma ko mu fees dell léegi mun naa ci def tuuti rek assaisonnement tuuti daal di bàyyi nii comme dañ koy ñëw bomb après ak lu tàng aussi moo tax gis nga bu ñu defee nii dañ koy daal di ëpp ràpp ba nga xam ne benn chaleur du échappé ñu bàyyi ko 5 minutes yooyu nga gis affaire yëpp dina pare après ñun dinañu permettre duñ ko laal sax 5 minutes yi bu jeexee dañuy dem rek commencer defar suñu suñu naka lañ koy waxee suñu bomb voilà suñu bomb biñ siy def muy maanaam ay jaga yeeg affaire yooyu te nag beneen façon jaga laa fëllee encore voilà léegi dañuy ñëw defar suñu soble yeeg nokkos yi nga xamante ni mooy dem si biir incha allah gis nga donc li nekk si biir moo nekk soble poivron kaani ak poireau voilà ñoom laa def si biir ak laaj bi donc ñoom laay def rek daal di dëbb ndànk voilà soxlawuñu mu mokk wala rumbax dañu bëgg affaire yi tojate noonu gis nga ni mu def nii ma daal di jël dama koy dem dugal ci cin bi directement comme ça moom tamit muy saf ak yooyu voilà gis ngeen léegi damay daal di def suñu nokkos bi damay def moitié bi jël beneen moitié bi tee ko donc nokkos bi dolli naa ci aussi assaisonnement donc nga xamante ne dina saf léegi li tax may def moitié c'est parce que dama bëgg yëf yi saf aussi ci ginaar gi parce que ginaar gi daanaka pare na booy xool ñoom looloo tax kaay neex daal kuweel dafa gaaw a ñor rak tak nga pare doo fi taxawaalu doo def dara donc ñu daal di def ni bàyyi ko benn 10 minutes encore incha allah après ñu daal di koy seppi nag bu ko defee ñu daal di koy dugal moom ci four bi te du ñàkk tamit xëy na du ñàkk ñu defal leen benn bonus boo xamante ni pour ñi nga xamante ni ñoom par exemple bëgguñu di lekk loo xam ne dafa am tamaate par guddi maanaam tamaate bi daf leen di sonal ñooñu aussi dinañ leen defal beneen version xaw ma ndax tuto lay doon wala mais dina nekk bonus daal ci recette bi incha allah. voilà gis ngeen seppi nañ suñu ginaar ak suñu kii ñu ngi seppi nii aussi suñu légumes yi léegi li ñuy def mooy gis nga affaire bi xaw na dang tuuti dinaa ci dolliwaat tuuti ndox rek bu ko defee ñu baa di koy bàyyi muy mijoter ndànk-ndànk ñu dem commencer lakk ginaar gi. dugal ko ci four bi maanaam léegi nga xamante ni bu ñu ñëwee dañuy daal di ñëw attaquer jaga bi incha allah. voilà pour jaga bi gis nga bu ngeen xoolee fan yi yëpp bu may defar du ma nekk di defar boulet ak yooyu di dank parce que damay génnee yeneen kii yoo xamante ni dinañu gaawal ñun ñëpp li ma def mooy dama jël gis ngeen kii bi ndawal boobu ma jëndoon ma wanoon leen ci début bi te nga xam ne moo nekkoon daggu yàpp boobu noonu
dama ko jël dagg ko ay filet yu sew a sew daal di def ko ay dés yu sew donc loolu laay jël utiliser ko comme jaga am na beneen kii bu ñu leen wonoon aussi bi nga xam ne beneen façon lañ defaroon tamit mu nekkoon bu foie bi donc kii yi da ngay jouer ci ñoom rek nekkul ni soo deful jaga rek ni cere bi du neex wala ak yooyu lii dama koy def ak cere normal ak couscous bi tamit donc dañuy daal di ñëw rek daal di koy xaw a saaf nii bu ko defee mu jox ñu comme impression que ni dañu am jaga ñu daal di commencer bismillah. li ma leen fàtte woon wax mooy bi ma ko daggatee def ko ay cubes yu sew dama ko assaisonné donc dama ko mariné bi ñuy saafee kii bi ba pare suñu jaga bi li ma def mooy dama si dolli tuuti ndox comme li yàpp la muy ndawal dama ko dolli tuuti ndox rek nga xamante ni dina ko xaw a nooyal tuuti donc moom laa def nii mais bu fekkee ni par exemple saafoo ko ba mu doore nii bu la neexee du jar sax nga def ci ndox mais man comme damay defar kii bi jaga bi moom mooy dem ci moom la ñuy bombee li may def damay daal di commencer dugal sama ingrédient jaga gis nga muy suñu suñu macédoine ku nekk rek yow yaay xool li nga yore gis nga ci congélateur bi la jóge donc tàngoor bi moom ma koy toggal après incha allah gis nga nii laay def léegi fii nii dama ciy dolli tuuti tomate pour rek mu bombal ma mu mun ma jox couleur bi ma bëgg ci cere bi tuuti rek laa ciy def gis nga matul sax benn cuillère à soupe donc nii laa koy def bàyyi ko moom muy togg tuuti parce que suñu yeneen ingrédients yi nga xam ne ñooy dem ci macédoine bi yëpp pare na ñoom yi nekk ci pot yi laa jël donc yooyu dañ ko togg ba pare muy maanaam suñu haricot blanc ak suñu kii aussi pois chiche ku ko bëggul mun nga ko omettre mais man dama ko siy def gis nga mu ngi nii bu ko defee damay daal di jël yooyu dajji ko layandeek yooyu le temps yooyu di def lii daal naka pare na moom tamit nga xam ne dañuy ñëw rek commencer bomb incha allah. voilà gis ngeen suñu jaga pare na donc fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw rek commencer bomb suñu cere couscous bi donc voilà damay daal di ñëw rek gis ngeen yëf yi pare na mu ngi nii donc mélangé wu ma ko defuma ko dara raisin baa ngi nii moom tamit ma teg nii à côté suñu diw ñor mu ngi nele donc damay bomb lii ba pare après door si def ay diw ñor ak yooyu noonu donc mu nekk suñu beurre clarifié léegi nañ daal di def suñu jaga bismillah. dafa tàng moo tax ñemeeguma ci def sama loxo gis nga lii cere tam du ko yóbbul dara waaw ñi nga xam ne bëgguñu cere wala mënuñu lekk cere surtout ñu gis nga ñu def suñu desit macédoine parce que bëgguma ci woon def yëpp ndax xaw ma woon nu muy mel ñu daal di jël nag léegi suñu raisin def ci daal di jël ci diw ñor bi aussi def ci nga xam ne da koy jox goût bu neex sax ci boppam ñu nettoyer tuuti daal di ñëw commencer assembler incha allah. voilà gis nga chaque fois dañ may laaj ne ma naa leen wan dressage yi donc maa ngi def nii benn nii. gis ngeen buum bi bala ñuy kii laa ko dagg bala may assembler bala may yàq si laa koy dagg teg ko fële nga xamante ni du nekk si togg bi parce que mun nga def yëpp gis nga moo nekk nii toog foofu
voilà kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen recette mi ngi woon ni tey ñu indiloon leen cere bi nga xam ne c'est fait à base de couscous donc ñu tëggee ko rek comme ni ñuy def cere Sénégal daal di koy bomb def ci lu nekk donc jox ko tey jii nag émission bi maa ngi koy jox bépp fan su bernde ñoom laa koy jox tey fan su bernde yëpp laa koy jox parce que ñu ngi gis yéen a ngi partager vidéo yi yéen a ngi abonné wu donc tey daal yéen lañ ko jagal donc ku nekk rek yaa ngi si yàlla nga si gis sa bopp di leen wax ni j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme ñun num ñu neexee rek gis ngeen ñu boole woon ko ak ginaaram ak soosam di leen wax ni bu leen fàtte toujours di abonné wu di aussi partager vidéo yi comme ça noonu ngeen ñu mun a jàppale bu ko defee ñun ñëpp ñu mun a am si yool yi bokk ko bu baax a baax bu si nit jëriñoo rek ñun ñëpp dinañ bokk ci yool yi incha allahu rabbi di leen wax ni vraiment merci du fond du cœur si jàppale beek yëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah